Wali, you to wish you all the best. The Gambian people have spoken and have not listened. You know it's another OPK classic. Hello? Are you hearing me? I wish you all the best. The country. Yeah, Jambe. Yeah, why you do this to Gambia? Yeah, Jambe. Yeah, why you kill our people? Yeah, Jambe. Yeah, why you do this to Gambia? Yeah, Jambe. Yeah, why you kill our people? Yeah, Jambe. Yeah, why you do this to Gambia? Yeah, Jambe. Yeah, why you kill our people? Yeah, Jambe. Yeah, why you do this to Gambia? Yeah, Jambe. Why you kill our people? Yeah, Jambe. Now I want to cut it back in. This is Change Agents The Gambia. A very good afternoon to our dear listeners. Welcome to our civic education program, which we hold every Wednesday from 4 p.m. to 5 p.m. on West Coast Radio 92.1 FM. My name is Margaret Keta, founder and executive director of Change Agents The Gambia. Uncle Philip, chairman of the board of directors of Change Agents, is here with me. mbokk yi ñuy déglu ñu ngi leen di sargal file ci West Coast Radio ñi toog fii di CAG Change Agents di Gambia di waxtaan ak yéen niñ ko dee defee aralba bu jot ñeneenti waxtu ba juróomi waxtu mbootaay CAG bi ki ko sos mooy Margaret Keta moo ko jiite yi tamit man Philip Sène ma toog ci taabali ñuy teeta bile mbootaay jërëjëf. We all know that the Constitution Review Commission has been going round the country doing what it calls consultations with the public. They came to Kanifing Municipality on Monday, the 16th December. Both Uncle Philip and I attended the meeting. We are going to discuss that meeting today. tey jile suñ waxtaan ñu ngi ko jëmale nag ci suñ kayit bi ñuy ooyee suñ baati réew ñu ko bindaat di ko tabaxaat ci lundi ji dañ amoon daje boo xam ne waa Kanifing dañ toog ak ñi ñu ooyee Constitution Review Commission bi doon waxtaan bi ñu jëmale ko nag ci seen liggéey ak li ñu jotale tey dinañ leen waxtaanal la xew foofu keroog ba si Lundi. The CRC had given citizens the option of either writing to the Commission or attending the meetings which they would hold with citizens in the Greater Banjul area and the regions. A number of people who needed to ask questions and or make their views known converged at the meeting ground. I must say that some of us struggled to be given the opportunity to speak. First, we listened to a long speech from the chairman. Then we listened to a summary of the Constitution in local languages. A 20-minute break was then announced. During this break, we discovered from one of the young Christian men that a lady had been quietly going around to selected people to ask them if they would like to ask questions, and she would get their names on a list. We couldn't find the lady. We were told that her name was Binta, but she had gone. Uncle Philip can best tell the story because they were the ones trying to seek her out. We decided we would ask the commissioners when they come back from their lunch break and before the meeting restarts. I asked the vice chairperson and she asked a man to go around and take the names of those who want to ask questions. Uncle Philip was sitting in the front row on the other side. He got the sheet of paper and wrote his name, my name, and the name of Uncle Charles Thomas. A lot of others also wrote their names. The CRC opened the floor with Dr. Usman Jah. I think that's his name. They then called a pastor from the list to speak after Dr. Jah. They generally followed this pattern, calling one Muslim name to speak, followed by a Christian name. Imams, Quranic teachers, and Quranic students were there in their numbers. They were shouting, Allahu Akbar, with arms lifted to anything one of their speakers say, and shouting down any speaker
who says anything else. Christians clapped for their speakers to ensure that they did not feel intimidated. Needless to say, we attracted very intimidating looks from them. ñu commencé sunu waxtaan di leen neetalil la xew ci youth monument ba ca Kanifing dinañ leen bëgg a jotali nag ne CRC bi daf doon laaj nit ñi jox nañ leen waxtu pour ñu laajte wala ñu boole seen baat ci lañ fa doon def ñoom amoon nañ li ñu tërale woon naka la meeting bi war a jaaree ki jiite commission bi la muy chairman bi mu nga fa woon nit ñu sakkan ñu nga fa woon ñoo xam ne dañu taxawoon am lu nekk ci seen xel ñu bëgg koo wax ñu bari ñu bëgg koo laajte nit ñi daal ndiiraan lañu woon dinañ leen yëgal nag ne ngir ndiiraan bi la pour nga mënoon a jot pour wax li ci sa xel jafe woon na lool nekkutool lu yomba bi ñu commencé moom ki jiite bile commission mu nettali nit ñi li nekk ci këyit bi la jëloon na waxtu bu yàgga di ko nettali nit ñi toog di ko déglu gannaaw si mu tënka li mu war a nettali ba pare lam jot a wax ñu am pour di ko faram-fàcce ci yeneen làkka yi ñu am ci biir réew bi ni ki wolof ak ci soose lii jëloon na waxtu bu sakkan bi mu defee lii ba noppi mu ne nit ñi may na leen 20 minutes pour ñu mun a dem noppaleku ñaan def seen julli mu joxe woon 20 minutes ci biir bile 20 minutes mu am ku seetlu nag ne am na waay bu téye kayit di wóor ñu nettali woon ko nag ne li mu doon wóor moo di ne mu ngi jël turi ñi bëgg a laajte wala boole seen kaddu ci waxtaan bi moom loolu la doon def wande mu amit ku gis keneen ku toog ci commission bi man sax maa nga fa woon man it jaaxle woon naa lool ma jóg laaj ñi toog ci table bi ñu jox ma benn tur bu ñu ooye Bintu ñu ne kooku moom mooy jël tur yi Bintu nag dafa wutee góor ga ñale gis man ma toppa ci Bintu bi mu am ñu ma ne aca ñu ànd ak man même ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci commission bi dimbale nañ ma mënuñ koo gis mu jenteel ba daal ma dajeeg Bintu mu ngi am añam ca biti ma waxtaan ak moom ne ko man dama dégg ne mu ngi jël tur wande man dama bëgg a joxe suma tur te maa ngi toog ci kanam noonu mu ne mu ngi ci añam ma dem toog ca kanam Bintu dellu siwaat na door nañu pour di laajte ki nekk nag waaye téye woon kayit moom mu commencé di woo i tur ma seetlu ne tur yam doon woo dafa wuteek ak kayit ba sax dafa wuteek Bintu nga toogee beneen boor téye kayitam noonu ma dem ci Bintu li ñu dimbale woon ba ñun ñu jotoon a bind suñ tur bi nga xam ne mu ngi ci kayit bi Bintu téye moo di ne beneen waay lañ ebaloon kooku bind suñ tur jël kayit bi jox ko Bintu ci bind boobu man wóor na ma suma tura nga fa Magre tura ma nga fa Charles sama sit boobu it lu ba set la tura ba nga fa woon lii daal xewoon na file bi ñoo am bi leen ndaje pour jóg taxaw wax lu jafe woon la yombutoon dara. Splitting the speakers on the grounds of religion, calling a Muslim to speak, then a Christian, focused attention on our different religious beliefs rather than on the common ground of citizenship. We have never encountered this in any official government business. One Muslim, one Christian, one Muslim,
one Christian? Is that how, like, if you go to the hospital, is that how they treat patients? Is that how government services are offered to the public? This was atrocious and preposterous. Gambians have never been recognized in a public forum by the religion they follow. Then a constitutional review commission comes and segregates us on the grounds of religion. We ask, what has happened to our country since Yahya Jammeh left? In addition, a lot of Christians were not allowed to speak, even though our names were written down. First, they didn't announce that people should write their names if they wanted to speak. And when we agitated to get our names written, they wouldn't call us. We just couldn't win. Uncle Philip had to tell them that he would agitate if his name was not called. So they told him that they would call him. He can best tell that story too. I, on the other hand, was not called at all. The same was the fate of many other Christians who had written their names on the list. When we saw that we were being bypassed, we kept putting our hands up, even standing up, but to no avail. We were there until they announced that they were ending and they would have the last two speakers. A lot of us stood up with our hands up. We were told that if we insist and don't sit down, they would end the meeting right there. A Christian man who was sitting next to me had stood up too with his hand, and the chairman of the commission told him, "Louis, sit down." They chose a Muslim man and an American who was in fact the third of a group of Americans who all spoke on the issue of citizenship and land ownership. A television crew had been recording our struggle to be heard, so they said to me at the end, "You have been here from morning until now, and you've been struggling to speak, but they didn't call you. What did you want to talk about?" So I gave them a short interview voicing my frustrations. dinañ leen wax nag ne seetlu woon nañ ne ndaje bi seen toogin dafa manqué woon dafa ab woon xaajaatle boo xam ne boo duggee rek di nga ko mën a gis di nga gis sax moom bi ñuy woo ñi war a wax dañuy oo benn sëriñ oo benn kerceen delluwaat oo benn sëriñ oo benn kerceen nga gis xaajaatloo bi feeñ ci ñëpp nga gis sëriñ yi ñoom it ñu ngi am ànd ak seen taalube ñu ngay yuuxu di wax allahu akbar nga gis kerceen yi ñu nga toog fële ñoom tamit ñu ngi tàccu seen loxo di tàccu xaajaatloo bi kenn mësu koo gis ci ndaje Gambia fii dafa feejoon dafa yaaxa sax jataay bi la waroon nañu ut beneen façon yi yoon beneen façon yi pexe bi nga xam ne lii du feeñ wax ci micro bi dafa jafe woon mu am nag man it suma njiit ci liggéey bi borom kër gi di Margaret moom it mu ngi doon fexe pour wax jéem na diiri yoon pour wax wante man duma njiita moom mooy suma njiit noonu la man de dama ko de oyo suma njiit waa anyway boss man amoon naa man it suma pexe ni ma def ba mun a wax ba ma xoolee yëf yi dama dem ma fekk ji bintu bi nga xam ne moo jël bindoon suma tur ma ne ko bintu kii woote fële kayit bam tiye suma tur nekku fa fi suma tur nekka mooy ci yow kayit bi nga tiye dinaa leen wax nag ne fii bu ma fi waxutee dinaa fi mañeero ba nit ñi yëg ne mañeero naa ma dem ca waaj ak tiye kayit bi ma wax ko moom it benn baat bi ma ne boo leen oyul suma tur dinaa fi mañeero de noonu ñoom ñaar ñu diisoo dig ma ne dinaa wax ma nii laa bëtee ba mënoon a wax li ma jot a wax. The commission gave people the option to write to them or to attend and speak at their meetings. The people who went to the meetings chose to give up a day's work, which is money. They have the right to be heard. The commission should not pick and choose who speaks. People were there from 10, 11 a.m. to around 7 p.m. Time is money. The commission gets paid.
but people have to give up a day's work to be there. The CRC should be aware of the size of the population in each area. They should arrange to have more than one meeting in different areas within a region to enable all who want to be heard to speak. Where the size of the population is large, as in the case of the Kanifing municipality, they should have organized more than one meeting. The CRC should not tell people that they have no time to hear them speak after people spent 9 hours waiting to do so. This is a lack of regard for the taxpayer, who, after all, pays the bill, and a failure to include all citizens in the constitution building process. ñun seetlu nañu ne ndiiraan bi le xëyuñu woon ci benn fan war nañ ko yaatal ñu jox leen niki ñaari fan ñëpp xam nañ ne Kanifing ni mu em doo ko toolaat léegi yeneen tunda yi nga xam ne jox nga leen rek benn fan lu mel ni ki ñaari fan waroon nañ koo jox Kanifing nga xam ne ñu sakan wala ñëpp dinañ doon mun a jot ci micro bi ba wax seen soxla nit ñi toog nañ foofu waxtu yu yàgga toog foofu depuis ca suba waxtu bi ñu leen joxoon ne ci la ñuy dooruñu ca booba waxtu li ñu tardé pour door tax na ba ñi ñu war a laaj ñëpp ñi ñu waroon a mun a laaj yëpp jotuñ leen a laaj ñi bàyyi seen soxla dem foofu ca suba ba waxtu bi ñuy tëj te mënuñoo wax sax benn kaddu bàyyi nañ seen soxla yëpp seen liggéey loo xam ne lañ waroon a am ci bés boobu yëpp ñàkk nañ ko li tax ñu ñàkk ko mooy seen réew lañ ko doon defal seen réew moo leen ko jaral ñoom ña toogoon nag ñuy wax commissionnaires yi ñoom dégg la ñoom itam waxtu bu mel noonu lañ fa def wande dafa wutee ndik ñoom ñàkkuñu dara benn butut ñàkkuñ ko seen pay bés boobu dañ leen ko fay du benn war nañoo xool nit ñi yërëm leen we nga xam ne dinañ leen jox sax ñaari fan Kanifing tunda bu yaatu la ku demee ni ki Margaret xiccu woon na pour wax be ki amee woon caméra bi doon jël vidéo seetlu na gis na ne ndaw si la dee mati na def na pexe yëpp waa mënut a wax mu faaf dem fekk ji ko ak caméra bi ne ko ndaw si man gis naa coono bi la dal te ba tey mënuloo wax bon nag li nga bëggoon a wax mun nga ko wax fii man ma jël ko record ko waaw moom commission bi la bëggoon a waxal ak nit ñi mënut a am loolu waaye bon am na ku mu waxal ndax kooku nag la Margaret wax foofu dina ko siwal mooy kumpa bi. Dr. Jah, who enjoyed the privilege of being the first person called by the CRC to speak, as well as other extremists or Islamic fundamentalists, spoke against the inclusion of the word secular in the Constitution. They explained that secular is against Islam. They gave the word all sorts of wild connotations and meanings, ranging from secularity being a Western concept and thus non-Islamic, to secularity being liberal or synonymous with homosexuality and sinful behavior, and that people can just get up one day and set up a religion and there would be no control. These extremists who were at the meeting in their numbers said that the majority of Gambians are Muslims, so the state should have a religion which is the religion of the majority. And the majority Muslims, they said, will offer protection to the Christians to enable them to worship and live in peace. Another extremist wanted to know how the funds of the government were going to be divided between Muslims and Christians. He said there are only two religions in the Gambia, Islam and Christianity. So he asked, will government be dividing the money equally between Christians and Muslims, or will 97% of government funds be used for the benefit of Muslims and 3% for the benefit of Christians, as the population is 97% Muslim
and 3% Christian, according to him. Another extremist spent the time, instead of talking about the Constitution, he spent it preaching about the requirements of the Quran. In a nutshell, he posited that the law of God should be followed, not the law of man. And anyone who follows the law of man or puts in any law that it is the law of man that should be followed and not the law of God will go to hell. The extremists submitted and circulated a paper making the following demands: that the Constitution should include the statement that religion of the majority shall be the state religion, and religious tolerance between Muslims and Christians be guaranteed. The Constitution, they said, must reflect the aspirations of the majority. They also demanded that Sharia should be included in all civil matters and personal matters. They demanded the inclusion of a provision that states that the religious beliefs, principles and values of the majority of Gambians are fundamental sources of legislation. They also demand the inclusion of a clause that states that the law shall criminalize same-sex marriage and adultery. The removal of the clause in the draft constitution that states that the National Assembly shall not pass a law to establish any religion as a state religion. Honorable O.J. Jallow also spoke in length about how Gambians lived together without segregation based on religion or on any other basis, as one family, with people having close family and friends who practiced other faiths. He decried the construction of mosques in public places and the focus on breaks and the fact that people would leave their places of work to go for prayers at 2 p.m. whilst people wait to be served. He stated that Sir Dawda, in the 30 years he served as president, did not build a mosque in State House, but went to pray at the mosque in Banjul. He maintained that we must have a secular state so that religion will be separate from the state and people will be free to practice their religion and to live in the peace and harmony we have always known. We commend and give our respects to Honorable O.J. for having the courage to tell the truth and uphold the fundamental human rights of freedom of religion and belief. O.J. was heckled and loudly booed by the Islamic extremists who brought their cameras out and started taking videos of him speaking. He was not in the least intimidated. Instead, he showed them that the faith he had practiced all his life is not dependent on their sanction, nor do they have the mandate to judge him. Mom Dr. Ja mu nga fa woon te moom lañ joxoon pour mu wax moom moo jëkka wax ci nit ñi moom mu ngi dénd woon nag ak taalube yoo xam ne ci l'islam lañu bokka te ñu ràññee leen sax ci ñi nga xam ne seen xam-xam seen gis-gis waxtaane wuñ ko kenn dañu bëgg a yow nga ñëw fekk ci leen ci seen gis-gis ak ci seen xam-xam ñoom daal fa lañ ko wéer duñu pousser benn place te baati angale bi ñuy wax sécular xaaci woon nañ nag ne du musa dugg ci biir baati réew bi ñuy defaraat ci jamono ñoom ñu wone nañ ne sécular de moom dëppawul ak yooni l'islam baat bi sax ñaawal nañ ko wax nañ ci yeneen kaddu yoo xam ne sax kenn xamul fu mu jógee waaye ñu ne noonu la sécular mel lu demee ni ki góor jigéen ñu demee ni ki jikko ju bon dëkk ci xay ak seytaane ak i baakaar ne loolu mooy sécular wone nañ ne sécular àndut ak bëggut sax yëfi diine soxlu ko ñii ñoom sakanoon nañ fa te joxe woon nañ seen kaddu ba bind am sax seen xalaat ñu defoon ko ci këyit jotali ko ndaje ba ca lañ ca bugga
moo di ne réew bi réewi lislaam la l'islam am na seen loi mooy charia te moo jiitu benn loi boo mun a indi ci àddina charia bi moo war a jiitu nekk ca kanam ngir mu nga jógee ca yàlla koo xam nag ne topp ko ñoom mënuñoo gis naka nga mun a fexe ba dugg biir arjana façon yi xalaat yi lañ doon jotali nit ñi foofu wax nañ itam ne alali réew bi koppar bi dugg si ci réew bi comme que islam sëriñ yi ñoo uppa bon nag alal bi ñoom la eeloo ñoom daal seen gis-gis nii lañ ko féetalee wande ci biir bile waxtaan amoon na keneen ku wax koo xam ne ñu ngi ko ooyee Oje Jallow moom ku turam siiw la file ñëw na wax mel ni ki daf doon tuur ndox bu sedda ci bile xalaat bu tàng waxit tibee ko ci xolam jaarale ko ci dëgga moom wone na ne ci jamono moom njabootam dañu faaxee ko ci yooni christian sëy ak seen baay ñu nekk ci biir wenn kër gi ñoom ñu juddu ci maanaam ci seen njaboot daal boo ko xoolee doo sori sax di nga fa gis chrétien bu fa taxaw te moom xaritam bi àndandooram yi uppa doole ba i chrétien lañu wone na ne moom seen kër seen baay ni bokk na ci ñi fi njëkka indi jaaka sax ci biir Serekunda waaye terewul doomam yi boo ci doonee góor ba nga pass sa exam mu ne Saint Thérèse lañ leen doon yóbbu muy school yi chrétien yi boo jógee foofu dem ca school yi chrétien bu maaga bu ñoo ooyee Saint Augustine boo nekkee jigéen mu ne dañ la doon yóbbu Saint Joseph te boobu yi tamit school chrétien yee ko amee mu ne ñoom fa lañ jàngee ba am xam-xam ba am liggéey ba leen war te kenn géttanu leen woon ci ne bokkuñ ci yooni chrétien ku ci nekk sa yoon kenn laalu ko woon ñëpp mun nañoo toppa seen yoon ñu dëkk ci jàmm mu ne nii la dëkk bi Gambie musa mel nettali na sax ne mu ngi doon fàttaleku ci jamono moom ak ndem si yàlla Sir Dawda Jawara ki first président bi ñu jógee Gambia tukki ji Saudi Arabia am fa koppar pour ñëw sampa juma ci dëkk bi mu ne waaye bi ñuy ñëwee Sir Dawda koppar boobu ca biir dëkk ba la samp ji juma ja mu ne mun na ko samp ca State House ba waaye defu ko ca biir dëkk ba la ko sampa bu waxtu julli jotee mu génn këram dem ca biir dëkk ba daje faak nit ñi ñu bokk jumaa ja foofu moom daal yii tànka la gisoon démba ñu di ko doon doxee waaye tey lim ci seetlu moo di ne loo xam ne nguur gee ko moom seen place liggéeyukaay yépp lañu def jumaa nettali na sax foo xam ne ci Latrikunda school la school ba ñeneenti jumaa ngi ko wóor bon nag ñi dëkk foofu am nañ jumaa yu doy pour dem julee ji mu ne waaye terewul ci biir school ba dañ fa dog samp fa jumaa mu ne jarutoon yii yépp jumaa bi jotali ko ñi nga xam ne dañ sori jumaa wala amuñu ci sax jumaa dëkk bi bari na foo xam ne seen jumaa taarawut mun nga koo jotali ñooñu waaye dugal ko ca biir Latrikunda jël ci seen suufi school bi nga xam ne nguur gee ko moom def ko jumaa mu ne moom dëgga ci butam lii leen rafetut munoon nga faa def kay leneen loo xam ne ñépp ñoo ko njëriñoo ñépp diina nga bokk ci islaamoo
nga bokk ci cristiano bokkuloo fenoo yépp di nga ko mën a njëriñoo niki lan mu ne niki boo foofu bu fekkoo ne da nga fa defoon classroom boo xam ne xam-xam yi jafe niki IT yeeg yooyu tey yi xew te jafe te nga xam ne seen bagage yi ñuy soxla seen jumtuwaay dafa cher mu ne mënoon ngaa jël xaalis boobu dugal ko foofu bu ko defee xale yépp bokka jot ci bile alal moom daal nii la ko gisee moom OJ ci boppam toog na ba wax sax ak commission bi ne li ko gënaloon de moo di ne ñu binda ci kayiti baati réew bi ñuy defar ñu bind fa mu leer ne nguur gi alalam bu mu ko ci dugal ci yëfi diine na ko dugal ci luy jëmale réew bi kanam pour ñépp bokk ci yem ci loo xam ne njëriñi ñépp la ne doonut njëriñi benn diine bul nguur gi mun a jël loxoom dugal ko ci koppari réew bi pour waare diine wala tasaare diine wala sampa ñaanukaay mu ne lii daal du soxla nguur gi ñi mu doon seen soxla mooy kilifa diine yooyu la diine boo fi gis am na i kilifa même ñaari diine yi jiitu sax muy christianity ak islam am nañ lu ñoo oyee council boppi mbootaay nga xam ne seen soxla yëpp ñoo ko réglé mu ne bon nag ñii xam nañ seen diine xam nañ li ñu soxla ñoom mun nañoo jóg dem waari ji lawal seen diine ku ci nekk am sañ-sañ boobu ku gëm ci li nga wax wóolu la mu far ci yow mu ne nag lii mooy sécular boo indee sécular moo di ne doo jël benn diine di ko jiital bàyyi beneen diine di ko pëmax mu jëm gannaaw yépp ñooy bokk a yem te amul benn diine booy tere pour mu waare ku ci nekk di nga waare di nga utit say taalube di nga ut ñu la toppa bokk ci sa diine ndax mu yaatu mu ne lii mooy sécular waaye doonut ne nguur gi moom mooy def yooyu mu mel ni ki waxam dafa kontar taalu ba la yële ak ja ñi njëkkaa ñëw wax ngir ne ñoom dañ ne koppari nguur gi koppari réew bi la te réew bi réewi islam la bon nag ci ñoom seen bët dagan na nga jël bile koppar dugal ko ci l'islam wante nettali wuñ nag ndax dagan na pour nga dugal ko ci beneen diine bu dul l'islam fii la wutaat le bi reeka ndaje bi demoon na ba diir bu sore yàgg na nit ñi guddee nañu wante li nit ñi doon xëccoo pour wax ak ñi nga xam ne sakanoon nañ te mënuñ woon a wax kii njiiti commission bi ñëwaat na nettali leen ne dëgga mënu leen a wax waxtu mayuñu ko wante terewutit ku ñëw ca fa ñoo liggéeyee suñ liggéeyukaay seen office bu mag ba CRC mu ne li nga bëggoon a wax fii te mënuloo koon a wax mun nga leen ko jotali foofu ñoom dinañ ko jël nga toog waxtaan ak ñoom dinañ ko jël nga bind ko ci kayit dem fekki leen foofu dinañ ko jël li tax mu wax loolu moo di ne waxtu bi ñu doon waxtaan ak nit ñi bés bi ñu joxe woon dafa passé waaye comme que ñu bari mënuñ woon a dugal seen kaddu moo waraloon mu jox leen bile bunta pour ñoom it ñu mun a jotali li ñoo wax. The battle, they say, is not between Christians and Muslims, but between Gambians and extremists. The extremists have outlandish ideas that make mainstream Gambians exclaim in shocked astonishment, "What on earth?" A major issue, though, is the young people they are indoctrinating
and those they will indoctrinate in the future through their Islamic schools and universities. These are our children, human resources of the Gambia, whose mindset and contributions to society are being misguided and conditioned towards a narrow-minded, sanctimonious intolerance of diversity, disrespect for the freedoms and rights of others, and setting themselves up as judge, jury, and God over mankind. I believe we all know where all of this has led or will lead to. However, these extremists are outside of the CRC. They have not been appointed, nor are they being paid to review the Constitution and to prepare a new one. So why are their ideas relating to Sharia and a non-secular state finding their way into the Constitution? Let us take a closer look at the Commission itself. We know how Asise Sabali and Jay Sow, they have served in this country for many years, and we know that they are not extremists. Mrs. Sally Ture does not strike us as an extremist either. We do not know other members of the Commission. However, we will take a closer look at the chairman, Justice Cherno Jallow. Li xew ci biir dëkk bi dañuy fexe ba nit ñi gis bi xam ne lii ci dëgg-dëgg du mbiru chrétien ak islam sori na ko lii xew moo di ne nguur gi lañuy wax ku nekk di wax ak moom pour li nga buggee baati réew bi waaye doonu ne ñaari diine yi dañuy jotee ba di xeex te ñaar ñi wax ak nguur gi ñi defar constitution bi ñoom ñu ngi yëgoo am na ñeneen ñu ñoo ooye nag ñoo xam ne dañu féetee géew ñoom dégluwuñu dara bëgguñoo déglu kenn ñoom li nekk ci seen boppa moo leen doy ñeneen ñi sax di leen ooye extrémiste parce que xalaat bii moo nekk ci yow doo déggoo kenn doo wéccoo kenn nga wàññi ci li nga am moom mu jotali la ci lom moom ñoom parewuñ ko ñoom li ñu am moo leen doy yow la nga am bëgguñ ci dara sori leen façon yii nag ñu indi coow bi le ñi nekk ci biir dëkk bi muy sëriñ nga woo muy chrétien nga woo te ñu yàgga nekk fii dëkk fii ci jàmma jooju ba tey boo fi nekk ñi génn dugg si génn jóge ca bitim réew fexe ba yey noppi sun yenay doom ñi nga xam ne gisuñu woon démb ni ñu dëkkee woon indi i xalaat yu bees wecci seen xel ñun ñii lañuy amal affaire yéen seen xalaat méngowul ak réew bi nim juddoo woon nim doxee ba tey yow nga ñëw jóge ca biti xëj na gis nga leneen lu fees sa bët wala keneen ku wax lu fees lu dugg sa noppa nga ñëw fii bëgg ko fees saxal coow bi ci ñaar ñi la bon nag na ñépp eewu xam ne lii du mbiri sax diine ndik ñële seen pexe ak seen xalaat mu mel ni seen dëkkuwaay ni ñoo dëkkee moo wutee ak Gambia fii li ñu xam li ñu cosaanoo ni ñu dëkkee ñaar ñii moo wutee la nga jëlee ca biti mu fees sa bët nga ne nit nii la war a dundee nga ñëw fekka fii ñi fi nekka nga ne nañ doon dundee démb ak barka démb jagut nañu ko génnee yow nga dugal ci sa bos coow bi yépp ci lii la mu mel ni ki jaab bi ñoo wax ni turam feeñ na torop ci ñi nga xam ne indi nañ bile xalaat mel ni ki siisaate la yow li nga moom fi nga bokka moom rekk moo fi war a nekk ba pare boole ci nag ne li tax mu war fee nekk moom rekk moo di ne
yow yaa uppa i nit ci population yow yaa uppale Gambia musuñoo xam lii musuñoo xool kii ban diine la nekk sax ñëppaa doon bokk ak benn kër gi bokk sax benn ndab àddina yëpp dañu ñee ci loolu di nga gis man jóg naa fii dem biir Saudi Arabia toog biir Jeddah ñu teg añ kër ga yëpp ña fa nekk yëpp doomi sëriñ lañu man rek maa fa nekkoon kerceen naar bi ñëw fekk ñu foofu ci ndab bi ñu ngi tiim ndab li le mu jaxal ko lool mu oo borom kër gi ne ko yéen naka ngeen mën a dëkkee nii bi di bokkaak kii nga xam ne kii du jullit ngeen bokkaak moom ndab borom kër gi reetaan mu ne ko ñun nii lañ dëkkee ñun bu ñu nekkee ñun Gambian xooluñ ci ban diina nga jógee kooku ne ko astafurlaa mu ne ko déet yàlla ràññaat la wut loolu li ci des li nga xam ne yàllaa ko war a ràññaat la nañ ko bàyyee ñun kii Gambia la jógee man Gambia laa jógee suma mag la ma jàppanteeg moom ñun dañoo sëyante sëriñ sëy keet mu ne ko ak loolu amu leen ci lekka même ci sëy sax da ngeen di sëyante loolu jaaxal naar bi lool waaw ñooñu buñ indee boobu xam-xam nag bugg koo dugal si fii ñun lu ñu xam la de ñuy dañooy demlante di jëflante ñu dekka benn njaboot xooluñ ndax ci diina bii nga bokka te li ñu gënal moo di ne bul musa toog mbukk bay xool kii ban xeet la wala ban boor ci Gambie la jógee ndax mu ngi jógee kaw ga ndax ci teeru bi bu ci xool sax loolu li ñu gënal moo di ne comme que yow judduti réew mi nga wala ñu jox la kayit boo xam ne mu ngi la ràññee comme judduti réew bi ñun yëpp ñoo bokk yem ci biir dëkk bi la noonu la yëf yi war a demee àddina gis nañ lii yàgg nañoo ñee Gambie ci lii jaaxal nañu bari naka lañ dëkkee woon ci lii ñu toll si nag foo xam nag ne bu ñu oytuwul lañu am lañu jàppoon lañu xamoon dinañu ko bàyyi te foo xam ne coow diine la wala làkka xeet coowam luy gaaw a fay safaral buy jëf la ba lu yàgga balaa nga ko mën a fay fekk yaxana leen ci xatit ñëpp yaxu dañ bon nag ñun juddute réew bi fii ñu ngi gis lii ak seegul waaye ñu ngi koy séentu nañ ko fanxa daax ko ci suñ biir bum ñu jege mukk. We will consider Justice Cherno Jallo's statements, his responses to the views put forward by citizens. Justice Jallo stated that the draft constitution was put together based on consultations with citizens. He said that the word secular was not in the constitution initially, but was inserted by the previous government. He said people did not ask that the state shall be secular. When it was brought to his notice by Uncle Philip that Section 6 of the CRC Act 2017 required the state to be secular and the use of the word Uncle Philip stated that the use of the word shall is mandatory. He responded that Uncle Philip was trying to interpret the law, to him a lawyer or a judge. He said that he has drafted many laws in many places. He said the use of shall in this case is the same as may, and it is not mandatory. He said that Section 6 of the CRC Act 2017, which people have been quoting, are just guidelines and not mandatory. He said that there are 6 lawyers sitting at the CRC, and they have all looked at the Act closely
and that we should trust him, though it is not mandatory and he was not required to put secular in the law. Justice Nojalo praised Dr. Jah for his contribution on the non-inclusion of the word secular in the Constitution. However, when responding to a Gambian pastor, he said that if he had not been with him at a certain place, he would call him a con man. A con man is a deceiver, a trickster, and a cheat. The man is a respected religious leader. Where does he know him as a con artist? Would he call a Muslim leader a con man to his face in public? Justice Jallow is a public servant being paid to deliver public service, not to publicly belittle and humiliate citizens. As Justice Nojalo said that he is a judge and best able to interpret the law, that he has drafted many laws in many places, and that we should trust him, we decided that because of the many inconsistencies, we will take a closer look at his professional details. Ci suñu waxtaan ci monument ba mag daanale suma kaddu be génna dégg naa Thierno Diallo wax na ci baat ba ma fa waxoon ne shall baati angale la te boo demee ci aatewukaay ba nañ ko firee ci waxtaanu angale dafa wuute ñaari boo demee ca aatewukaay ba buñ la ne shall rek amut lu ma foog lu ma bëgg a def lu ma diggee danga ko war a def boo ko deful yoon caw la mu ne dee demeewut noonu mu teg ca beneen baat ne mais la mais mun naa nekk mais waaye Justice Diallo dafa foogoon ne man la moo fakatal waaye dafa dëgëral sax suma wax man li ma doon wax moo di ne benn baat boo ko munee laapatoo ci ñetti yoon mun nga ko danga ko firi nga boole ko ca baati réew ba def définition jërëjëf. Uncle Peter is telling us that it's time, so we will have to adjourn this session and we'll be back next week to complete it. Thank you very much for listening. Assalamu alaikum, Papa Fuladu PDYS. maa ngi nuyu képp ku nekk ci groupe bi ak ku nekk ci groupe bi bépp doomi Gambia ci biir Gambia ba ci biti Gambia maa ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp tamit weer ak weerle fan yu gudda ak warsak yu ubbeeku di dellu tamit di sakku ñaan ci mbokk yi yëpp tamit seen mbokk Omar Dem la maa ñëwaat ci pencami fiñ dee faral di waxtaane di sottiwante ay xalaat ca la nga xam ne dañ ko bokka moom moo di Gambia réew moom ku nekk ci ñun ak xeet boo mën a bokk parti boo mën a bokk diine boo mën a bokk lii yëpp mun na nekk ay ute waaye réew mi moom dañ ko bokk ñun yëpp bon nag loolu dafa aju waxtaan lu ñëpp bokk moom dañ ko war di waxtaanee nda jagal ak yàq yëpp ci waxtaan bi foofu lay fakkee ko te yaakaar naa ku nekk ci ñun li nga bugg a mooy nga am réew moo xam ne mun nga cee dëkk ci jàmm nga am sa teraanga kon nag lii fayda daal mooy bokku defar
mbokk yi fan yële passé naa wa barki démb la xaw ma barkaati démba laa mujjee def ay updates ci groupe bi keroog nag yàlla def na waxtaan bi maa ngi ko doon def ci kàllaama soose tey ji ñu waxtaan ci kàllaama olof pour ñi nga xam ne yàlla war sa galut leen dégg kàllaama soose su ko defee ëllëg incha allahu ñu dellu encore waxtaan ak mbokki pol yi it mbokk yi li ma bëgg ñu waxtaanee nag mooy Gambia ñun yëpp tey ji gis nañ façon Gambia biñ am façon Gambia biñ am nag ndax façon bii lañ doon ut ndax du bii lañ doon ut dana leer ci waxtaan bi waaye li ñooy njëkkee rek mooy ñu leeral lanay njiit ak lana tax njiit am solo boo koy mbootaay boo gis fokk mu am njiit waaye la doon njëriñi njiit mooy mu yóbbu la fa nga bëgg a dem yool woon la li nga bëgg a gis xamal la li nga war a xam am loola li nga war a am njiit lii lay njëriñ moo tax moom fañ koy tànn duut kala neex rek nga téye ci loxoom nga ne ko kay jiite da njiit dafa am ay qualities yu mu laaj su qualities yooyu manqué ci nit kooku du mat njiit bon nag gannaaw noonu la demee kon li ñu war a tànn la tànn tamit dafa am yoon tànn dafa war a fekk yaa ngi jiital sa xel nga mun a tànn li nga yaakaar ne xëy na moom mooy isi jàmm ji nga bugga ak jëm kanam bi nga bugga waaye tànn boo def te jiitaluloo sa xel njiit boobu le rëccute rek nga cee am kon nag loolu dafa baax pour nit ñi di ko bàyyi xel dafa baax pour nit ñi jamono bi ñooy tànn rek ñu fexe ba jiital suñu xel ci tànn bi ñu mënti def da muy njiiti réew da muy njiiti jàkka da muy njiiti compine ak lépp lu mën a doon njiit moom dafa am lu ñu soxla ci moom te ñëpp mënuñ ko kon nag suñuy tànn nañ ko jëfee xel loolu mu ngi ñu yóbbu nag ci Gambia bi ñu am tey njiit bi ñu am tànn bi ñu ko tànn ak lum ñu jural ñun yëpp réeréewuñ mbir ne bañ doon tànn président bi toog tey ci réewum ci boppi réew mi tey Gambia si jaaxle la toll nu woon Gambia si jafe-jafe lañ nekkoon da waxuma la sax jafe-jafe koom-koom kese waaye ak ki doomi aadama ak yelleefi doomi aadama dafa yàqu woon ci réew mi mu dem ba toll foo xam ne kenn moomatut sa bopp kenn ñemeetut xeli kenn dalatut te mu doon feebar ci ñëpp gannaaw doomi aadama yàlla def ko may cër fonk ko fa am benn njumtuwaay boo xam ne yàlla def ko defal doomi aadama rab yi moom mu aye leen ko tax bi rab yi ñoom seen dund ci àddina yépp ci benn coono bi la ñuy nekk bi àdduna bi sosoo ba balaa àdduna jeex rab yi duñ génn ci coono boobu parce que njumtuwaay bu mel ni xel moom lañ amut
te xel mooy lijjanti soxla waaye doomi aadama gannaaw am na xel réew mi ci lañ toog ñu gis ne jafe-jafe bi nekk ci réew mi tey jafe-jafe yi doomi réew yépp la te doomi réew yépp soxla nañ pour mu deñ ñu ne kon li ñooy def mooy dañ koy liggéeyee xel yàlla war sagal ñu ay njiit yoo xam ne am nañ xel am xam-xam am xalaat yu gudd ñu ne nañ boole parti yi nekk ci Gambia yépp te di opposition ñu boole leen ñu nekk benn opposition bu mag ñu mun a génne li fi nekk loolu nag mënutoon na antu su fekkente ne doomi réew mi am na leneen luñ gis lu nekkut réew mi yaay réew waaye kerek doomi Gambia ñëpp a nekkoon Gambian kenn nekkaatutoon soose kenn nekkaatutoon olof kenn nekkaatutoon pol kenn nekkaatutoon joola kenn nekkaatutoon benn xeet te diine it xaajalewut ñu woon lal moo ñu boole woon kon ñëpp dal di nekk doomi Gambia bu am benn soxla am benn jubluwaay bañ defee loolu rek bennoo am kenn gisatut sa xeet kenn gisatut sa diine kenn gisatut sa gox ñëpp lañ tegoon bot mooy suñu Gambia loolu nag moo taxoon bañ engagé jafe-jafe bi nga xam ne moom lañ jànkuwante woon dañ ko duma Gambia moom boppam wala ñu génnee bokk li fi nekkoon li nga xam ne moo jaaxaloon ñëpp waaye liñ ci jublu woon mooy su loolu deñee ñu def fi loo xam ne moom moo fi manqué woon ñu def fi li nga xam ne li ñooy jàmbat ci réew mi dafay dal di jeex ñu def fi loo xam ne dana tax ni ñooy dundee dana gën a yomb ci ñun dana gën a oyof ci baadoolo yi lépp loo xam ne doomi Gambia mu ngi ko doon tawat ñu fexe ñu faj ko lii moo doon yaakaar yi ñëpp lii moo nekkoon yi soxla yi ñëpp kon nag gis ngeen njiit nii la war a mel te nag danañ compare political parties yi fi nekk njiit yi ñu am ndax mën nañoo jiite réew ndax mënuñoo jiite réew ndax mën nañoo tracel doomi réew mi yoon pour ñu moom seen bopp ndax mënuñ ko te waxtaan bi dafay leeral loolu PDOIS as a political party fukki at ak juróom ñu ngi topp seen moromi parti yi di leen won ne fii ak ànduñ nekk benn simple majority election bi nekk ci Gambia fii dictatorship bi nekk fii duñ ko fi mos a génne. In 2005 ñu door waxtaan pour tabax benn mbootaay bi ñooy oyee naat bi boole woon opposition political parties yëpp ñu nekk benn ñu tabax ko ba nga xam ne képp koo xam ne Gambia ñor na la boo seetee niñ ko tabaxee rek nga doyloo ko ñu dem ba fi ñooy war a tànnee suñ flag bi yaara bi UDP leader bi dal di indi resignation letter am ne moom resign na génn na naat Amat Bah toppa ko naat tasaaroo Yaya Jammeh dal di wiin. In 2011 PDOIS seen njiit yi ñu organise at li ñooy oyee di United Front jubluwaay bi mooy pour boole bépp opposition party ñu bennoo
mun a engagé dictatorship bi pour mun ko fee génnee Amat Bah yoon boobu mu ñëw bokka Henry Gomez bokka ak doy ak benn independent candidate ki ñoo ooyee benn human right lawyer bi ñooy ooyee lawyer Assane Martin UDP ñu ne duñ bokka ñoom luñ bugga rek mooy na nit ñi yëpp fekk leen UDP ñu jiite waaye duñu bokk ci coalition boo xam ne nit ñi ñooy tànn njiit li United Front divide UDP demee fële United Front bi ñoom Amat Bah ak Halifa Sallah ñoom doy ñu dal di ànda Yaya Jammeh dal di gañ dictatorship bi continue in 2016 PDOIS ñu oote waat beneen meeting bépp opposition party ñu invite la ci Kairaba Hotel doy dal di jël ferema bi yëpp mun naa wax ne sa Halifa Sallah du doy sa moo feyoon loolu Halifa Sallah moo dugaloon loxo ci poosam fay hotel ba te ñetti meeting yi ñu fa njëkk am yëpp Halifa Sallah moo doon fay hotel bi ñu waxtaan foofu ba dal di juboo ñu dal di form coalition bi mooy coalition 2016 bi booba unfortunately Uncle Dabo ñu ngi ko téye woon ci Mile 2 Central Prisons bañ àndee yàlla def ñu gañ ñu defeat dictatorship bi lii soo gisee maa ngi koy nattaliwaat tey dafa am fu ma koy yóbbu pour nit ñi mën a peese njiit yiñ fi am bañ njiit moo war a tracel réew mi yoon bi nga xam ne dana isil Gambia jàmm ku nekk ci ñun nga dëkk ci teraanga gis ngeen mu mel ni depuis 2005 bu pati yi yëpp nangu woon xalaati doy bi konoon depuis 2006 ca lañ doon defeat Yaya Jammeh konoon tey ji fàtte woon nañ sax history Yaya Jammeh ci suñu affairs waaye gis nga in 2016 buñ ci d'accordé rek lañ bëggoon mu am moo tax doy scientist lañ am duñ toog rek topp wax li leen neex dañooy def seen scientific research ba ñu duroo conclusion ñu doog a dem to the testing ground so ñi nga xam ne ñoo bañoon xalaati doy bi all along liñ doon am mooy negative impact bi because beesuñ ko woon on scientific knowledge weeruñ ko woon ci xam-xam seen bugga rek lañ toppoon waaye anduñ woon ak xam-xam ak xalaat bu gudda doy luñ doon wax yëpp ak liñ doon def yëpp dañ ko weer ci xam-xam ak xalaat bu gudda moo tax gannaaw doomi aadama lañ duñu wax ne duñ moy waaye bariwul li ñooy moy because xam-xam moo dee jiitu soo jógee ci loolu bi gën a garaaw mu ngee ñëw beneen fànn bi ci UDP encore mooy fànn bi féetee ci Barrow ñooñu tamit ñu ne ñu ngi organise seen ay nit pour ñu génn dem démontrer naan Barrow for 5 years xam ngeen ne réew mi léegi leer na ne léegi xaajoo nañ xaaj boo xam ne ifin jamono bi fi Yaya Jammeh nekkoon we are more divided today than under the APRC lii fat la boo xam ne kenn mënu koo weddi fu mu ne nii tey jii gannaaw biñ fi génnee Yaya Jammeh xaajoo bi Gambien yi xaajoo mosuta toll ni passé na xaajoo bi fi nekkoon ci jamono Yaya Jammeh mun naa wax ne ci jamono Yaya Jammeh la Gambia gënoon na dal ci jamono Yaya Jammeh la Gambia gënoon na am jàmm ci bési niki tey parce que léegi ñu tamit ñu ne ñu ngi génn ñëw démontrer mu mel ni
ay partis yi foom nañ ay militia forces ci réew mi tey militia forces yi yàlla nañu yàlla dimbale bu ñu mos a tampongante ndax ñun duñu jik Gambia dafa tuuti pour fitna yu mel noonu ñun yëpp gis nañu yeneen réewi Afrique yi nga xam ne militia forces yi amoon nañ fa lam lañ jural gis nañ ko tey jii ñu ngi toog di xoolaan ay nit ñu bugg a nekk président pare foom militia forces ci réew mi fii nara tampongante fii pour ñoom naka la ñuy nekkee président waaye nag foomuñ benn forces boo xam ne dinañu dimbale pour garab am ci lopitaan bi toppatoowuñ forces boo xam ne dina dimbale ndaw yi ñu am liggéeykaay toppatoowuñ forces bi nga xam ne dina def baykat yi ñu am engrais toppatoowuñ forces boo xam ne dina jël ndoxi géej bi yóbbu ko ci àll bi baykat yi mën a bay ifin bu tawtee amuñ benn ci yooyu li ñu am mooy dem leen fenkalante yéeni neen pour man ma mun a nekk président façon njiit yooyu ñoo fi nekk ñaari UDP yëpp lii lañ ñu indil su ma ne ñaari UDP yi nag bu mu jaaxal kenn Barrow ci boppam moo wax ci télé bi live ne moom UDP la Ousainou Darboe mooy baayam moom moo ko wax wóor réew mi di campagnal député UDP yi naan képp ku ko bugg a sànnilal UDP Barrow dafa nekk UDP boo xam ne nëbbu ko ba pare mu dellu taxaw mu ne nit ki sa baay pour mu dee munoo ci dara waaye sa këri baay pour mu tas boobu sa ñàkk tekki la mu ne kon nag gannaaw Yaya jàpp na Ousainou Darboe ba mënut a taxaw élection loolu mënu ci dara waaye pour UDP tas loolu dafa fekk moom moo tekkiwul mu ne pare na takk na ndigam pour defaraat UDP li yëpp xew fii si réew mi doomi Gambia yaa ngi ko seetaan Barrow dem ba bugg a nekk leader UDP seen flag bi yaara UDP ayee ko loola mu meree UDP pour ne ayee nañ ko leadership bi tey mu taxaw di tànca UDP di leen saaga di leen xas te wallahi ñeme naa waat ci alquran Barrow bu ko UDP joxoon flag bi yaara boobule konoon ñu ngi am fulli fi leen nguri UDP kenn mënu ci dara di ko nakari donc mooy liñ ko ayee loola Darboe it di same thing soo gisee tey mu ngi xas Adama Barrow di propaganda against Adama Barrow because Adama Barrow dafa bañ a wàcca pour may Darboe mu nekk président kon xam ngeen ne ñaari UDP yu bugg a benn place bi ñu jotee ñoom seen jotee bi nag pare nañu utiliser doomi réew mi def leen ay militia forces formé fii groupe naan kii moo may support keneen kii formé fale groupe naan kii moo may support bés bu ñu tampongantee réew mi ñooy nekk casualty kon ñaari njiit yi kenn qualifié pour jiite Gambia da Gambia ñorul kenn ci ñoom ña nga xam ne ñoom la Gambia ñor te rek bi Gambia naree takk ñoom yëpp ñu daw ki ko lijjanti mu ngi nale toog jàpp njàmburam bés bu Gambia buggee tàkk mu jogaat léegi nag dafa des ci ñun doomi Gambia yi su fekkee ñor nañ ñu war a xam li ñooy def su fekkee ñoruñ tamit ba tey li ma dee wax faral di wax gaay la suñu waree ci sa kaw yow mi nga xam ne yow lañu war ci sa kaw nga ne sonnoo kii war ci sa kaw moom kooku du waxati dara kon nag ñun doomi Gambia yi nga xam ne ponkal yi ñu ngi war ci suñu kaw ñun nag dem nañ bay bugg a dee léegi suñu waxee ne ñun sonnuñ loolu ba léegi ñii toog ci suñu kaw moom ñooñu duñu jàmbat dara kon nag nii la yëf yi tëddee kon nag leadership njiit yaa nii la léegi nag yëf yaa ngoog encore leer na ñëpp fu mu nekk nii ne ñaari UDP yi pare nañoo yëngal Gambia bépp doomi Gambia nag koo xam ne am nga fayda ñor nga bul nangu dem taxaw ci mbedd bi naan Barrow forcé le nga wàcce ñetti at wala nga jëm taxaw ci mbedd bi naan Barrow dangay continuer juróomi at du suñu yoon du suñ problème yi Barrow ak Darboe la nañ ko sotaawut ñun suñ ñàkkum liggéey bi nañ tal loolu suñ ñàkkum garab ci lopitaan yi nañ tal loolu suñ baykat yi seen ñàkkum engrais ak ñàkkum ndox ci taw bi nañ tal loolu suñ ndaw yi
li ñooy daw réew mi di ko dugg ci géej gi di dem di des ci àll bi nañ tal loolu ñoom ñi bugg a président nañ toppatoo seen place ci président ya man lii lay digal bépp doomi Gambia koo xam ne sa xel fees na sa yaram demal nga toogaat nga seetaat sa boppa demal toog nga seetaat sa bopp jiiti parti yi bale ba mu nekkee ci place wax na ne juróomi at la outright Gambia yépp a ko dégga nekkatut ci place mu ne ñetti at kon xam nga ne yow soo toppee kooku ci loolu yow yaa amut fayda kooku soxlam la toppa Barrow ne na moom UDP la UDP danañ duñ ko def ci kanam mu mer léegi mu ngi xas UDP bugga na laa utiliser yow nga dem xeexal ko pour mu nekk njiit doomi Gambia nañ am fayda doomi Gambia nañ ñor nañ seet njiit yi nga xam ne réew mi moo leen tax a jóg réew mi moo leen ñor te ñoo leen dee tracel yoon yi nga xam ne suñ ci awee am success suñ ci awut ñu am naqar bépp plan bu doy lal bépp plan bu Halifa lal Gambia suñ ci jaaree rek gis ne dem nañ turu suñ ko weddee rek ñu gis ne liñ ñu waxoon danañ wax ne lii la Halifa waxoon moo tax ma start history bi depuis 2011 passé na foofu waaye dama bëgg a gàttal wax ji depuis 2006 buñ nangu woon pexe doy bi konoon changes am na bu yàgga fu mu ne nii nag yëfi yàngoog ba ci kanam ma ñëwaat ñu continuer waxtaan bi jërë ngeen jëf moo tax ñi wax ne Halifa Sallah du nekk président dañ bàyyiwul seen xel Halifa Sallah nekk na fi a president in this country ndax bés booba wala fan yooyu army bi seen commandement ñu ngi ko doon jëlee ci Halifa Sallah security sector yëpp ñu ngi doon uyu ci Halifa Sallah civil service bi yëpp ñu ngi doon uyu Halifa Sallah lan mooy président léegi muy jël réew mi toppatoo ko jàmm dal benn kayit xotteeku wut ci benn office benn bang laaluñ ko fii ba Barrow jógee Dakar Halifa yëkkati réew mi teg ko ci loxoom Gambia ñun yëpp suñu kanam la loolu xew fii ñu door di appoint ay ministres nañu waxee woon ne noonu la ñooy appointé ministres loolu la Barrow njëkkaa yaxa da mayuñ ko doon doole moom muy tànnal boppam ne diw lay def fii coalition bi moo waroon na toog ñuy vet nit ñi ku am xam-xam place bi koo xam ne mun na yor place bi ñu d'accord ci def fa kooka loolu lañ njëkkaa yaxa ci coalition bi Barrow kum neex rek mu ne def naa la fii daa bu ñëw jógee kaso mu ne ku wax Barrow mu wàcce ci ñetti at mu yóbbu la koon ndaluwaayu Gambia juróomi at la wax bàyyi leen xel de li ma leen ay wax ni njiit yi li ñooy tracel réew mi fu mu ñu yóbbu Halifa plan bu mu def fan la yóbbu Gambia ak plan bi Darboe ak Barrow def fan la ñu yóbbu lii laa bëgg nit ñi xam palaani Halifa bi jëlee nañu ci opposition indi ñu into government successfully kenn loruwut palaani Darboe bi ak Barrow lim ñu indil mooy coalition bu tas la Darboe ne na agreement bi baaxut appointment bi niñ ko waxee woon it tas nañ ko Barrow ak Darboe kum neex ñu appoint Halifa Sallah ak Sidiya Jatta ñu dal di mandu xaw a randu bàyyi leen da ñoom doy duñu xëccoo ak kenn ci Afrique Palace wala alil suñ ne liggéey réew mi de kenn du leen jiitu ci kanam waaye buñ ne kay leen ñu xëccoo alil ñoom dañuy mandu dañuy arrière bàyyee leen ñuy toppatoo alil da ngeen pare yéen lii nag moo dal Gambia ñoom ñu commencé di ngiro palaas yi ne pexe bi Halifa Sallah lal baaxut ñu ne ñetti at yi waruta nekka juróomi at la luwaa bi wax coalition bi tas ñu ne kay leen ñu dem wote député oncle Darboe mu ne déedéet moom de du taxaw ci coalition moom mu ngi ñëw taxaw onda UDP ticket moom Darboe ak Amad Bah ak Mai Fatty ak Adama Barrow ñoom ñenenta out of the 7 ñu ne ñoom dañooy def li ñooy oyee tactical alliance ñoom léegi duñ dem coalition
Tactical Alliance lan la jur Adama Barrow jubootul ak Dabo Barrow Dabo ak Hamad Bah jubootuñ Mai Fatty ak Dabo ak Barrow juboowuñ ak Hamad Bah ana Tactical Alliance ba tas na kon gis ngeen njiit buy def dara te wéerut ko ci xam-xam wéerut ko ci xalaat bu gudda li mooy jut mooy coono ak rëccute wante lii yëpp dal na leen doy ñu ngi maintain seen intégrité bi ci àddina bi ak ci biir réew mi kenn xeebul leen kenn yaabul leen joteewuñ kenn xeccoowuñ ak kenn xam-xam lii lay jëriñ ñu ne soo xamee fi ngay jëm nga xam fi ni ngay demee foofu du jar ngay waaxu bay fakkal doy nag nii la mel xam nañ fi ñu jëm xam nañ yoon bi leen a yóbbu foofu bokkuñ ci ñiy waaxu di tampon di daanu doy dinañ dox seen dox ndànk ak tey dañu àgg fi ñu bugg a dem incha allah ña doon ngiro yëpp fu mu ne nii lañ doon ngiro toj nañ bool yi yëpp tuuru na seen loxo doy ñu ngee dem ci fi ñu bugg a dem ba tey njiit nii la war a mel réew mi nag lii la laaj pour ñu seetaat suñu boppa façon ngi njiit yi ñu soxla tey ji soo seetee tey Gambia delluwaat na ci impasse yi jamono Yaya Jammeh ba nit ñaa ngi toog waaye xel dalul bu ñu naxante tey jii nii fi ñu toll nii Gambia suñ xel dalut ku nekk mu ngi naan fitna mun na am fitna mun na ñàkkaa am ci diggante kan ak kan foofu moo gën a daw yaram benn UDP bi moo xaaj ñaari parti yi ñoo nar a taal fitna bi nit ñi ragal Barrow UDP la Dabo UDP la benn UDP bi moo xaaj supporters Dabo yi UDP lañ supporters Barrow yi UDP lañ so benn UDP boobule nga xam ne ñoo tare woon coalition am 2006 ñoo tare woon coalition am 2011 ñoom ñoo yàq coalition bi nga xam ne moom lañ am 2016 te fekk nekkuñ fa woon tey jii tas nañ ko emuñ ci tas ko dañun tas gi wari wuñ ci xam nañ ne ñun ñoo ko defaroon mun nañ koo defaraat waaye ñoom lañ nar a yàq fu mu nekk nii mooy jàmmi réew mi yéen yëpp gis ngeen opération Tries jot na manière yi ñu def fii kerek ñaata ci alal la Gambie ñàkk kerek ñaata ci alal la nguuri Gambie jël pour jël militaire ak police pour tasaare leen ci Gambie yëpp ñun baadoole yi xaalis bi ñooy fay suñ naamu yi suñ taxi yi moom moo waroon na dem jënd garab def ko ci lopitaan yi waroon na def ay bug ci jàngookaay yi waroon na jënd engrais jox ko baykat yi lii yëpp alal boobu demul fa fi mu jëm mooy security deployment militaire all over police all over te lii du dem without cost fokk rek nguuri Gambia dugal ci xaalis te duñ ci dugal xaalis ci kenn lu mooy suñ tax money bi ñooy fay boobu lañ caa dugal dem gannaaw ñëw na ñoom nii mooy seen xam-xam lii mooy seen doxalin emut ci loola suñ tourism industry bi fu mu nekk ni touriste yu bari fomm nañ seen ñëw dañu ne Gambia wóorut fu mu nekk ni yeneen nguur yaa ngi advice seen doomi réew ya buñ ñëw tourisme ci Gambia parce que Gambia dalut comme réew mi ba tey am nañ problème ñoom seen njiit ya seen xam-xam ak seen xalaat lii la jural réew mi gis ngeen tamit coalition 2016 bi doy niñ ko tracé woon niñ ko plané woon pour ñu am réew moo xam ne dana am institutions yoo xam ne dañ démocratique am li ñooy ooyee di think tank di powerhouse boo xam ne mooy xalaatal nguur gi think tank boobu liñ ci planoon moo di ne ay boroomi xam-xam kese lañ doon dajale ñu nekk di thinking powerhouse and the planning powerhouse of the Gambia government ñuy lal ay plan di ko pass to the executive ñoom ñuy implement bokk na ci
ñu am a transition period boo xam ne 3 years la président Barrow dañ ko bëggoon na def nit koo xam ne ci history aduna bi amul fenn foo xam ne danañ ko tudda nit naan la xamuñ kooka liñ planaloon président Barrow moo di ne soo waxee Kwame Nkrumah nga ne Nelson Mandela nga ne Adama Barrow bu Gambia because success bi mu doon register def doon nekk in historical facts yoo xam ne even universities yi danañ ko doon jàngale turi Adama Barrow def doon nekk all over the world te du nekk tur bu ñaaw tur bu ànd ak njëkk ak teraanga lay doon da liñ planoon moo di ne suñu wiinee élection bi président Barrow li ko coalition bi sason moo di ne mu jël constitution Gambia bi nga xam ne ameen nañ ko ba nekk na almost a dictatorship constitution mu dellu ko amenaat through the National Assembly li nga xam ne National Assembly bi am nañ doole boobu ñu delloo loolu ci constitution ba li nga xam ne weesu na doole National Assembly bi ñu def référendum ñu woote loolu dugalaat ko ci constitution bi mu nekk constitution bu sell bu démocratique moo doon nekk force achievement am beneen achievement am ba te lañ planoon moo di ne def doon créer li ñooy oyee di commission of inquiry pour enquête alali réew mi naka la kasaare ak lan lañ ci mun a jotaat liñ ci mun a jotaat ñu jëlaat ko dugalaat ko ci keesi réew mi ñi nga xam ne ñoo yàqoon alal bi ñu jonkwante ak luwaay réew mi third achievement bi moo doon ne dafa form a Truth and Reconciliation Commission boo xam ne ak ki doomi aadama ak yelleefi doomi aadama li nga xam ne yàqu na fii ci réew mi ñu enquête ko ba xam li ci dëgg ñi nga xam ne mun nañoo jéggale ñu jéggale ñi munta jéggale ndampaañ bi ñu leen war a jox réew mi jox leen ko ñi nga xam ne tamit jéggaluñ leen yu jànkuwante ak luwaay réew mi boobu moo nekkoon third achievement bi nga xam ne coalition bi planoon na ko fourth and most important mooy mu oote election ci ñetti at yi fi mooy jeexee moom dafay resign su resigné in fact balaa mu resign li waroon na am mooy dañu waroon na am a coalition National Assembly député yi nga xam ne ci coalition turi coalition lañ taxaw ñu ameen constitution bi pour may Gambia su président bi resigné vice président bi mu take over within 90 days ñetti weer mu oote élection présidentielle loolu bokkoon na ci plan bi last and the most important one mooy at the end of 3 years président Barrow dafa waroon na resign mu vice président bi take over within 3 months mu oversee presidential election boo xam ne moom président Barrow du ci jongante mu nekk a free and fair election boo xam ne benn incumbent bokku ci election bi level playing field lay dal di nekk kenn du wax ne man maay nguur ki opposition la ñëpp dañooy dal di nekk equal parties yoo xam ne kenn amul advantage over another su ko defee Gambien si danañ doon tànn boo xam ne tànn bu jub tànn bu yiw tànn bu jaar yoon su ko defee démocratie Gambia bi mu dooree foofa su defoon lii nii liggéeyam mu resign after bu mu defee lii yëpp ba mu jeex Adama Barrow dafay nekk di one of the most important people in the world bu nekkul the most important lii moo nekkoon plan yi coalition ba léegi soo gisee maa ngi nettali lii nag ñiy déglu dama bëgg ngeen peese ci seen xel yéen tamit ndax lii jub na wala jubut ndax gënoon na wala gënut président ba mu wiine
Yaya Jammeh mu ne du wàcca moom nanguwul ne daanu na parti yi nekk ci Gambia yépp seen njiit yi dal di daw dem tëddi Dakar Halifa Sallah coog ak yàlla moo dox fii nii ci tànkam amul guddi amul bëccëg amul suba amul ngoon Gambia yépp lañ doon wax ci jamono boobu mooy xanaa démba si guddi Halifa waxul tey lan la Halifa wax Gambia yépp lan la Halifa wax lañ doon wax ndax moo yore woon réew mi ñam ko bokkatoon ñëpp daw nañ bàyyee nañ ko réew mi ngir Yaya Jammeh tiital na ñëpp jàkka boo dem juma boo dem waxtu julli boo jot suñ jullee ba pare ñu ne nañ jël Fatiha ñaan yàlla nda jàmm dal di am ci réew mi parce que ñëpp tiit nañ ñi jël seen ay ëmb daw bàyyi réew mi Halifa Sallah ak Yaya Jammeh ñu nekk fii kii su waxee fale keneen kii waxee beneen radio ba yàlla dogal ci gàttal daal Yaya Jammeh dal di bu bagaasam dem bam demee it réew mi dal di nekk in a vacuum di ingoing president daw na mu ngi Dakar di outgoing president bàyyi na réew mi dem na there was no president Halifa Sallah dal di step in waat jël responsibility contact di secretary general woon ko la mu war a def dem security bi wax leen li ñu war a def central bank fu nekk mu dox ko mu stabilise réew mi kerek kum neex kum nakari Halifa Sallah moo nekkoon président Gambia kerek. Wale youth, I wish you all the best. The Gambian people have spoken, and I've not listened to You know it's another OPK classic. Hello? Are you hearing me? I wish you all the best. The country. Yaya Jammeh, why you do this to Gambia? Yaya Jammeh, why you kill our people? Yaya Jammeh, why you do this to Gambia? Yaya Jammeh, why you kill our people? Yaya Jammeh, why you do this to Gambia? Yaya Jammeh, why you kill our people? Yaya Jammeh, why you do this to Gambia? Yaya Jammeh, why you kill our people? Yaya Jammeh now I want to cut the back.